bandiraɓe keɗo kettode o rafi bonɗo koɗiɗo en dentinen doole men kaɓoɗen o rafi bonɗo barrowo o rafi bonɗo barrowo subaka fo mo pinɗa nana mayɓe ɓe ne leeli mayɓe ne ɓeydo ujunnaji limtinde maayi ndentoɗa cellal woni afo ngalu ñaw afi basal bandiraɓe coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo corona koko horona covid-19 koko ronkana jomiraɗo jipineji rafiji carende duna subaka fo mo pinda mayɓe ɓe ne limme subaka fo mo pinda ñawɓe ɓe ne ndeto no hulɓini mi yurmini jomiraɗo jombaɗe bawɗe mi ñaagi mama ya addu jam ya addu cellal hisale ɓeytare jomiraɗo laaɗe teri avion ngaji dari jereji guddama jumaji guddama mi yurmini no hulɓini holto paaɗen duttoɗene jomiraɗo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo an banda wat jamiroje de goppa kaɗoje de kettoɗa wajoje safroɓe kettoɗa docteur ɓeɓe ko adi fo soɗo jungo ma ko adi fo nangu koyɗe ma joɗoɗa e nokku ma o salmin hay goto joɗo nokku ma ustu yaduma sada islam of jungama sada doja ɓew mishuwa sa haljiti mbaɗa ɗum nder bobet ina yurmini no hulɓini holto paaɗen duttoɗe ne jomiraɗo jombaɗe bawɗe an bandam dandu hoorema coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo coronavirus yo Allah dandu hen bone oño bonɗo barrowo daɓowo. yes salaamaaleykum donc ñu ngi siyaar ñëpp ñi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan seen télévision VF TV et donc vraiment di shout out donc suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne donc ñoom Show Talent la ñuy xaar Show Talent la ñuy koj donc vous avez Skype devant vous donc xawoon nañu raar un peu ces temps-ci mais comme ni ñu ko waxee suñu numéro passé dafa am si yenn activités yi nga xam ne vraiment télévision bi ci la nekk muy mbas bi nga xam ne ñëw na si réew mi donc di escanter vraiment population bi donc télévision bi déployer toutes les moyens donc déployer toute l'équipe donc ñu nekk ci terrain bi di jël vraiment def ay reportages donc di participer ci sensibilisation yi donc loolu moo taxoon ñu xaw a raar un peu par rapport ak suñu numéro Show Talent but ñu sommes là aujourd'hui ñëwaat nañ donc beneen concept émission ak peut-être beneen façon de faire donc parce qu'on parle de confinement donc on parlait de confinement même ba léegi sax on parle de confinement donc il y a peut-être artistes yi am na une manière de se confiner bu ñu am donc on va essayer de voir avec artistes naka la ñuy defee loolu mais avant tout ça
dañuy profiter ci occasion donc di baalu ñëpp ak donc ci show Ramadan bi ñu nekk di baal ñëpp ak parce que Skype moom dafa turbulence Skype donc dafa sonnale quoi donc noonu la donc di baalu gars yëpp ak di leen baal ak di ñaan yàlla donc lépp lu ñu woor sama ñaan yi ci def lépp yàlla nangul ñu ko bon di wax ne aussi ci mbas boobu noonu y a un réseau départemental qui est là. Donc vraiment donc gars yi retrouver woon autour de l'essentiel di waxtaan depuis boobu léegi comment faire pour jàpp aussi xeex bi nga xam ne moom la gouvernement bi di xeex mais aussi xeex bi nga xam ne moom la askan bi di xeex donc ci loolu noonu ci la gars yi defoon benn son ba nga xam ne vraiment son bi génn na son bi ñu accompagné ak benn vidéo produit par le label Experience Lab donc il y a vraiment les artistes de la localité les artistes du réseau ñoom ñoo def son boobu noonu wax ci sensibilisation bi wax gars yi nañ respecter les mesures barrières donc nañuy raxas loxo yi di utiliser gel hydroalcoolique bon di jël ay distanciation sociale bi tout ça donc gars yi nekkoon ci loolu on va aller voir cette vidéo donc après ñu revenir pour continuer notre émission parce que tey j'ai des surprises vraiment j'ai des surprises yu nganda donc dañu dem seetaan vidéo bi Experience Lab Experience Music autant pour moi donc ñoom ñoo produit son boobu noonu léegi Gouvernants et gouvernés, riches ou pauvres, personne n'est à l'abri du Covid-19. doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne dersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn Yeah, stay home bro, dëgër bopp ennemi invisible dangay toog gën a vigilant combat bi xeex bi xel la du ci rewandeek violence defal liñ la wax toog yeru bàyyi wax ji yee feebar bii day wàlle nee nañ seet ci li koy xeex la bokk méngoo lëg liy digle docteur yëpp ak loo ci mën te bu kenn fàtte ñaan yërmande yàlla ci li jëf bu dëggu rek la laaj fa du fi jëlee li jàngoro ji doona ba yegg si ci suñu réew bari na ñum dal yal na yàlla sàmm leen sàggane bu ñu ko sàggane jàppal ma jàpp suñ ko defee na fi jugee ginnaaw jaan bekk pexem te yàlla ak ndogalam kon nanu nangu ndogal nëgam wàcc na si ñun di sukkuraam di jéggalu di ñaan mu jéggal ñu di raxas suñu loxo te moytu jotaay yi doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne dersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn geeru benn ennemi la nañ ko bokk songu gànna yoo set ak sell sax ci di raxasoog saabu wàññi naa dox yi joxe loxo ak fi réew mi tollu si la soxee ko raw na fépp fi mu ne ñun la song xamuloo ku ko am xamuloo ku ko jaase fii nga la faxarule du ma naan ku ma dooti sama wérgu yaram ni tax ma stay home musiba la wër ci àdduna bi jàngoro bi faat sénégalais yi ci seen doxalin nañu jubbanti ku waat bul joxe sa loxo bàyyil ndaje tey raxat ba mu set nañ ko xeex ak diir mu jóge fi jàmm dellu siwaat nañu booloo bennoo jëm ko xeex mu jóge fi sunu Sénégal gi lu dul jàmm xëju fi nañu raxas suñuy loxo toog fi ñu dëkk noonu lañ ko digle ngela waay nañ ko jëfee doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne dersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Yes, donc vidéo bi mu ngi noonu mu nekkoon benn vidéo boo xam ne vraiment réseau départemental bi ñoom ñoo ko def
donc vraiment ñu ngi inciter la population à ce que ñu gën a appliquer les mesures donc parce que instant bi virus bi mu ngi commencé gagner terrain au niveau du Sénégal et donc vraiment il y a des décès donc ñi masaw ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen i waajur mais aussi seen i mbokk di leen wax ne àddina noonu la ñi dañuy dem ñi dëkk mais na gars yi gën a farlu gën a jàpp xam ne affaire yi dina jóge fii incha allah donc mag yu baax yaa ngi ñaan maam yu baax yaa ngi ñaan mais aussi ñun jeunesse bi nañ gën a góorgóorlu donc comme je le disais tout de suite on a une surprise donc aussi émission bi donc muy benn affaire ba nga xam ne dañ ko créer donc comme des artistes ñoom dañuy confiné wu toog seen gaale yi déconné ñu créé woon benn concept ba nga xam ne dañu bëggoon envoyer donc benn beat artistes yëpp donc pour gars yi teg ci seen voix def vidéo envoyé ñu ko donc comme l'a fait suñu benn frère muy Pape Sidi Fall au niveau de la 2STV donc aussi ñun au niveau local on essaie de faire avec les moyens de bord donc beat bi produit par man Mawji from Gambia People and Beauty Record moom moo ñu jógal benn beat bu nice ñu envoyé ko artistes yëpp ne leen donc nañ ci poser seen voix après envoyé ñu les images comme ça on va essayer de voir ça avec donc la télé bon tey dañuy njëkkee benn vidéo muy le gars Papa Deuz muy un artiste du label Kakare dëkk fële si Sëñ Mbay Sarr donc mu def benn vidéo envoyé ñu ko donc on va essayer de voir comment Papa Deuz naka lay dundee confinement bi avec son studio naka lay dundee confinement bi avec sa musique donc on va regarder ça tous juste après ñu revenir. Check it out. Papa Deuz in the place so good. Salam nigga. Yo kiri karat monta ñàkk boy si armée gën markas bi day gën a dëgër boo compétul baaxul ci yow yàgga tarbiya hip hop ci mbedd saay fa yi sa bopp dox te nekku ci tëye mic fayi xooma nit gis ko yàpp faa ma xawli gal yàpp toni nëgës bopp jënn faa ma gaara gal yàpp technique ci goros kesi luur yeeg galeer yi sa melo nu mu mel si bii fak sa rab xew bi Papa Deuz entertainment for life yoo samay pën si ni mi sanke bu sudi yoo ba nga nowee ba tey musuma rablu seetaan wi geda Street Ghetto Life Al Capone réseau bi Pablo dégg sa tànk sama zone ñun dañu dee ba pare bul ñu ñor di moytu fii jàmbaar la dee ci xare nga la bañ ñu moytu fii bu la neexee nga tam ñu bref la bañ tam def mënoo fi jéeme lu ba def li tam def sa plan fépp la ñu naw sama li labyrinthe ba li ngay dégg takk naam te guerre bi jeexagul sim na ñi ngay dundee takk naan jàpp njaar sa cour du talent moo la teg jo si x si capitaine sa longo stam def hip hop tabac jugul si 2010 booba tey sa album dafa dem wax ma foo toj wees woo fii ñëppay dem nga des ñibbi naa ridis kër mam fàllu ca Medina def ñu port a fet ca màggat taadal lu Medina ñu ma soxlaa ko bëri boy town pour ma dëkk yow kàddu googu moo ma bàyyi njaa sa hip hop jaabi des ginnaaw foo ma tojtal mu deñ yi la buusi tootin dem bugun kenn feeñ tey sa kala nax ku mën a rap ni man amul ci yéen musu buntu pax ji nax du rëcc ci xam nga du ci génn yow pandémie su bokkul ma la yow corona yow covid bi warta wàññi suñu ngëm ci góor ñëw yu ci bëri ma ni kese moo leen ci bàyyi kootu restez chez vous coronavirus couvre-feu citoyen oblige bëgg a rocci iman gi ci ñun du jàkk église mën dem ñaan fa yàlla mbas yu mën fi jóg dem discours yu booba tey vaccin yi fuñ toll médecin yi di jaraw le chronique bi day faj ni va kiriñ si bureau ci garabu miima nga labbu covid bi jeexee bu leen ko miima Yes, on avait Papa Deuz du label Kakare donc muy benn boy moo xam ne il se donne mbërëntaan donc c'est un mbërëntaan donc Papa Deuz coming soon donc mu bokkoon groupe bi ñu naan Seen Wasila donc gars yi ñuy defoon nañ benn projet tegoon ko sur le marché donc bientôt da ngeen amaat affaire yu bees si moom donc on va continuer donc avec beneen business donc beneen artiste ba nga xam ne donc parce que affaire yi je vous rappelle donc c'est Diourbel dans son ensemble dañuy dem fii ba Mbacké fii ba Bambey donc mooy loolu donc dañuy dem Mbacké dem seeti benn boy ba nga xam ne vraiment dama bëgg xam même envie di wax si moom quoi c'est un gars ba nga xam ne je vais vous dire une chose quoi benn boy la ba nga xam ne tellement que dafa dégg olof tellement qu'il est bien tellement qu'il est talentueux ba doo comprendre donc ma découvrir ko si benn compétition bu fi gars yi defoon sama benn collègue DJ Idol donc rap clash competition bi daw fee si DTV donc mu defoon ko fi ñëwoon Diourbel ñu bokkoon si jury yi donc mais le gars bi mu ñëwee bi mu ko tegalee beat bi mu war a teg benn mu war a rap 4 minutes dafa rap même pas 2 minutes man may ko note bu nganda ba nga xam ne ci vraiment bëgguma ko sax wax fii donc le gars il est de Mbacké
boog mu bokk si benn groupe bu nekk foofu Mbacké donc envoyé nañ ko beat bi moom aussi mu toog studio donc dafay affaire envoyé ñu ko on va aller découvrir Ndamal Daawdu de Mbacké un gars talentueux ñu dem seetaan ko ñu revenir at Sadigu PN from Raipur na loxo yëpp jug ci kaw Sadigu PN ñëw na maanaam boy bi dàq rap ci monde entier xanaa nëw nga berenu ndaamal France di ko xëccoog Angleterre ñaf la ku balla bitch ne la Angleterre boo juboo wut ak mag fils bu réewu jàllam porte aller sans retour ndax booy yi dina jàllam seen MC bi ngeen yaakaaroon na ñëw ma sànku ko tey ku la laaj ndax ndaamal mën na rab du tee nga saaga ko nday def ma lu néew rek say mbokku dëjël la werante ndax man maa king bi rek di saane jeen la léegi sikkim génn ñu may boobee oustaz lox si sama bopp fiis génn moustache nekk boy bu jantal raba yàlla yëpp xiir ma jox la garañ naan la cantal wër naa mondo entier dem ci baar yi tas fépp xibaar yi tagg bu mu jaam yi jënd bopp fos sax taxul nga am ci faaru mbaam yi joowu magu jëmmu fis xajul ci taatu gone nga naan lu tax ñu may wax king du ma la tontu danga di gone mënoo ma jaay lu saf ndax seeni teg si bëgg a juma da doon xeex ak man ma daggal ko ay weyam bagga juma maa ngi dàq nekk si lëfal ana ku ko weddi ku koy teste pare naa bu yàggee est-ce que ay wéri ah buy bu tojul du am njariñ waaye léeg-léeg buy toj te du am njariñ surtout Alboury Ndiaye noo mënuma ñàkk a dégg wolof kenn du teen di tekk samay cax ni taa seen boppa woyof ku lay laaj sama saay ne ko Mbacké la ma dëkk e yow dàqaloo ma rab lëmbal kase nga ma dàq ah lii puufi lem na fiis ñëpp a bëgg bañoo jigéen a tax ngeen di rab yéen a bëgg ah jox la bët sa laan ñuy feesal sa polo rab buy faj corona la ak fi réew mi toll ubbil mbaar ka njaay dëxin taaj toggal sa sombi ñun ñu togg suñu dëxin taaj ah dan ma tëralee tuuti chrétien yi nee nañ ma ñëw mees borom bopp yu baax yi rek laa nekk di gaamal yoon mu fi bandi lu bàyyi leen ko àndaamal bëggal ma kat sa exil ma kat sa nday xaaral si mixité fiis mu ngi ñëw fay sa nday lu ma neex laay wax ni mag mu yaroo sagoom fii ñëppay lekkante ndax ku fi feebar naan sa doom ngeen bi gis nañ ne ku ñëw dugg jël lu la neex yóbbaale léegi booy bu aay bi moo ko géré kon amatul baale lës ak lu birig jox ko mool kon gëm naa tabax na nekkuñu ci koor mais xam naa ne àdduna war kat la ku may génnal du ma la bàyyi balaa ma laa war da ngay jaga rek ma laale la bët bu gudd sa koñ même bu amul ngénte sa gàlle man la ñuy tudd ñaan crédit si resto du xaar ku jënd yàqal ma yor laay tëb nara diw sa gel sa papa yàqal ma ku man na def man ak yow loolu ñi ma ñàkk dóor la ba sa yaram tas nga dem woowu bas diwul taxaw naan ko bësal fii waaw kay bësal fii yes Ndamal Daawdu j'espère que découvrir ngeen Ndamal Daawdu muy benn boy ba nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq donc il est talentueux il est bien donc il est en train de faire son petit bonhomme de chemin au niveau de Mbacké et compétition moo lay wax noonu dem na ba final donc au niveau de Dakar et bientôt di ngeen am saison 2 bi donc di ko shout out ma man Ndamal Daawdu di ko shout out gars yëpp foofu sama gars yëpp ñu ngi leen di bëggee di leen shout out on continue de plus belle avec un autre il est de Diourbel on revient à Diourbel boy la ba nga xam ne aussi moom il s'est fait remarquer que waa par rapport ak style am par rapport ak mëninam par rapport aussi ak yaram quoi ak dalam donc c'est un gars qui est très poli un rappeur très poli soo ko gisee nii mais sur concert wagala je vais nommer le gars Snake mu ngi depuis ba Mbour mais donc bi ñu ko tagalee projet bi affaire bi yooyu noonu donc vraiment il a apprécié mu defoon benn vidéo freestyle bu dope toog seen biir salon di déconné donc on va aller regarder autant pour moi je suis pas à la radio aujourd'hui je suis à la télévision donc tey nekkuma Baol FM maa ngi VFtv mooy loolu bàyyi la moo écouter di regarder on va regarder Snake donc depuis que cher depuis kër gu mag Medinatul donc mu defal ñu benn vidéo bu dóob ñu seetaan ko ñëwaat. Okay. Snake sa groupe la waaw aka Ram Moudla okay. Yow xippil sa bët a xool noo koy dégg jëmm yee sukkandiku def loo sa xët sa nekk la këf sa ruudee sax ndikoo wala fakki baatam bu xel ne muus sa em ci tàngul ñu naa ma olof njaay te boobu léegi la soo xool am déet ñun suñu rab de tëb di dal di taasu noo bu si déglu yem bi fii tey dina bëri mbaatu dëggal kat ñi njaato on ko xool gis xel bi ñu jeex a ubbil xët bi yëm ci bind bi seen mbaa xool ci feex wane lu ne gone nga bro xam nga maay sa seex foofu teg rajaat ko dama aay da xale yi xanaa neex may bandi dëkkee la jommale si technique teget di jàppi doga sa koona am fi jàppi yow dambi ñoo ko wuree fu ne boo di tàkk daaya sàmm dafay fekk ginnaaw bël du xojoo jaaya luxus bit bi jam daaji bin sa aliwa doon sa aaya raket bal bi tëj kër nga boy foog ma yëngal mbaay la I say yo wóor yeah I
seen ak jaw jugil naa la téere jëlal ali wobi igi far bind lañu mokkal démboo njaay nañ ko tari nafar lamb dajoo dara lu dul kumpa dafay ub sa bopp teg sa nopp daji ngaam yi fi jot a wopp moom fu ma fëli dee waay ñëpp dee kàndoo réew mi diis dëgër kët ñu ni tekkandoo te ni job ba dee ma leen di romb ñu may tekkandoo sa rapport tëjul fenn bëgg a siiw di ma toppandoo fa leer sa nekk fu mu fëli ñëpp fay dëpp ñu mujjee yem nu pere daal ya di dow di dëpp ñi ma roon naan sama ase xam nga ok yo yow dégg dégg tactique gis mu dem microphone nga gàddu nga gis mu dem indi fi jàpp ma bëgg dën teg ko si biir indi fi jàpp ma pëj si gem xaaxa ma def si gem ak gis nga moom ma pap si gem mu la reme siw a tef seeni ok ce n'est ce problème yo aka RML nigga rang muy leer ok jël xaas représente yow ay yow gine si xalima gi ok moo def fi doo aji niveau yow duñu benn jubbi bokkul niveau. Yes, that was Snake. Snake muy boy bu sadik, boy bu dope, boy bu xala bang. Donc Snake mo men shout out to you. Sama lu ñu daanu ni ba ma def ko ni bala xam nga moy jaay pare fi ci ko xam nga ci sama émission bi tay dama xam nga ci affaire yi. Donc benen vidéo bu ñu dem sétat dañuy demat Mbacké Donc le gars mu ngi Mbacké mais il est de Diourbel quoi. Bo side la nek. Donc bok ci ben groupe bu nan Zero to Hero. Sama gaay ñom Barham, ñom Real Capo, ñom Kangado Mike Bandarabe say labe waa Pikine maa leen di shout out leen share donc xam sa kéemaan defal ñu benn vidéo freestyle bu dope donc senduñu ko on va aller voir cette vidéo après on revient comme ça ma wax leen affaire yu ndaw si booy yooyu waa booy yooyu na ma jox leen ay ma yoole quoi dañ dem seetaan gars yi ñëwaat dégg ngeen ciao xam sa kéemaan forom 02 erreur làkku la woon sax wala réer la xam su feeñ na jant fenk na wërngal continent jant li mu neeru jant baa ngi nii loolu leen di doy ay sondal sama yoon leer na ñenn ñi koy taasal ñoo di problème buuru ànd bi ñëwati na xol dibi man da la ñuy jaamu lyrical technical te jëm mu jiite lan ci taamu keppaaru dëgg bi inde bi ànd bi xam su moo ko meññal tactique classique kën na dodoon réer maay ci ko feeñal yàgga teg lu kaare mënuma baara lii damaa ko xara fi ngeen moo doon xaara ñoo di peekal booy dee ci ndaare duma jàpp di baane kuñ fi faane kii wala kële ñii wala ñële li ngeen tëna dalaay matale sëriñ fële ngay takkale may jàngale ngay tatone di songale foo ma séenatee daw leen duma nit man dagatuma laaka laa li ngeen di teg du sut li may teg da di farat seen boy daf nga gis balde ngeen koy laaj ni nga foo far xaw ma kan moom ma si laaj nag mais dinaa ko poobar wax balaa neex waxkat yi wax nag bana selaw man na jàllañ firi gént yeeg yëpp xeeti nelaw di sàkkam bi de saxoo dafoo lu dul nax sa biir xiir mbir watir kuñ ko caw nga wendeeru bër miir ate loolu leen sama tiit sib naa la da ngeen di manté public bu wóolu woon lépp ni Sadio Mané Valentine xam ngeen ne lii neex na yàlla nanu yàllay baal lu sur ba jant dugub ni nga ba moyof xaal ram si ngeen di bàkkoo lay mbaar rek ni nga daal di taal keppaaru gën sa dégg daja lañ fi laaj nga ma ñetti poobar ma yëg si doot fi laaj yéen ko ëpp ko bokk ko te man kat duma karaw fëli yéen jël bee kon dee ma xoole liggéey bi raw man dañ bu ma laa gis sona damay jommalaate rax si dolli seen fekk si tilim mënuma saag waate check it out yo everybody say show talent. Yes, on avait Habs Keman, donc Habs Keman du groupe Zero to Hero. Donc boys, si dama waxale dama leen di yoole mais dama leen di baal dama leen di jégal à cause de mon ami mon frère Mr Barham Baye. Donc gars yi ñoom Real Capo gars yi ñu leen shout out di leen share Pikine Corner. How we do boy xoolal farama sama affaire yoon noonu di daanu nee na you know what I'm saying fii dana war a wadd tey quoi donc moo la bu leen ma yàqal. Hey, here you go. Donc on va aller donc regarder un autre artiste donc du nom Authentique. Yes, here is my boy. Donc borom RP, borom Grand Diourbel, Authentique donc qui a su dans un temps record, donc montrer donc à tout le monde qu'il est talentueux. Donc te bo waxe mo non man rabaguma. Donc boy je sais pas donc bo rabé ñun fan lañ jëm. That's my boy. He's wonderful. He is talentueux. Donc on va aller regarder Authentique nigga freestyle at home. Ayo, nagas. Ayo, baal ma bët shit di yokk édition yi rangaloo fi ko fi ruux mu dal ci bande yaa ko njaagaloo foog nga rey fi nit sa ngoo deret fu doon milliardaire dégg naa fi pour nga sir fi foog nga jaar sa leer man leeru yàlla laa fes dellu faal ni kuñ fay sa leer
xippil xool ni kañ na fistu gis ku dul ko dee même bu lay metti maa ngi fi mawti du rey nit ku dee overdose ba léegi last selfie yee ma bàyyeegul xam ni dama bandi nga may boole booy pareegul nga yàgg dégg booy bi dama kalte booba tereegul e bitch nigga bul ma jéema ñor di doomaraam kañ la sa gel bi seen ma teg si naan ma doomaraam o doomaraam bal ma déggaree ne doogaraak ay buuju 37 rof ci roppi baa ñu doogaraak fis doo ko tal damay naaw sa kaw ni kobara e bitch waxal ma sa gaay min mi doogata man damay rap mais est-ce que damay rap man damay rap ci classique mu mel ni damay trap ba topp ot ci ragu bandi bitch dangay los comme que dangay los bal ma kët sa baa ñu toog di nos kaaru authentique ci aja xaar bi li ma yoro diis xajul foofu bal ma jël sa xaar bi tontu du forox wax ka boy yi déggul lis ci xaar bi boy yi fi toog di saf ndéegee xëy di ñor di balla mën nga ma tooñ ba ñëpp yëg ko xëy di xaar ma balla e tollagu ma fu ma naan bu ne bàyyi naa la ak yàlla damay dox sa garde ak sa loxo fis bu deema jàll e attention tu leen ma boy bi fëla fee man bi ñuy soow boy yi koog lañ ma këll fee est-ce que lii du compétiru yëkkatel sa sëll fee tig the boy el ne ko tig the boy Skype niggas el ne ko tig the boy ew shop man ne ko tig the boy yes authentique donc muy waajal ay affaire yu bëri donc ñu xaar ko dinañ ko découvrir dans un instant quoi donc dina di affaire yu garaaw mais duñ taxaw dañuy demaat donc découvrir beneen boy ba nga xam ne donc vraiment il est dans le groupe Ghetto Ball Empire ku ne Ghetto Ball Empire nag wax ne gars yi moom Mbacké donc buñ teggee donc Moses fii donc on va forcément dire Ghetto Ball Empire. Je veux nommer le gars Lamzas Expert donc avec son binôme donc Lil Mon mais donc Lamzas Expert moom moo ñu envoyé benn vidéo freestyle donc daf jalaabeem ci ay prek garaaw loo xam nga di wane ne mooy loolu wane dafa confiné wu donc on va aller regarder Lamzas Expert du groupe Ghetto Ball Empire freestyle at home VFTV show talent and your man Skype tey dama tàng ma niggas yeah salaamaaleykum again Lil Mo CEO Blood Dog Jimmy here yeah corona couvre-feu confinement 2020 c'est une catastrophe yeah freestyle by GBE expert on the beat règle 4K wow corona couvre-feu confinement 2020 c'est une catastrophe yeah freestyle by GBE Lamzas on the beat yeah corona confinement on est en pénitence mais gàll la du camp pénal 22 pire sa kaw laal ni nga ça fait mal question de vie de mort c'est bés nga war a sakkanal foog seeni mafia dooma dégg seen syndicat maa ngi sama gàll toog di régler syndicat daaneel seen gouvernement ndax maa ngi ci état wéli pop daa salma bit mën naa si bañu paak fay si seeni flambeau after couvre-feu laalee ma bantu 2 mètres balaa ma lay quarantaine jima di gastet di fi fekk santé de père li ngay dégg doon gis fenn cas communautaire dangaa wagal kama fajal la say góom bu dee sa xel dafay génne ay symptômes dagal liggéey tarang maa ngi antidote daga badi pour ci ñàkk tàng ñàkk joom yow corona couvre-feu confinement 2020 c'est une catastrophe freestyle by GBE expert on the beat règle 4K bin bu ñu demee ngay mën dig ay yo tik tik sa ñaa dugal boîte tik tik ya mystique si ba ñu foog dañuy mystique hey ñoo fi ne moustique continuer sànni say pik pik bandi my bandi yeah my bandi bandi ñun ñooy bandi yes Lamzas Expert donc du groupe Ghetto Ball Empire de Mbacké donc mu defal ñooy affaire donc gis nga comme ni ma ko waxee léegi def jalaabeem garaaw dafay affaire am donc mooy loolu show talent tey numéro bi nii la ko defee donc ay xam nga artistes lañu fekk seen gàlle yi ñu def le truc envoyé ñu ko donc on va le montrer donc au public on va continuer de plus belle on va aller là-bas du côté de Ndayane Siri Makona yes on va aller là-bas voir quelqu'un du groupe Ndomba Squad du cartel Ndomba Squad Makona yes foofu sama secteur la man donc Général MC donc moom aussi découvrir nañ ko si benn compétition bu fi Bra Express tegoon donc muy balades compét mu ñëw dafay affaire gars yi xam nga ci la ko Jurbel gars yi bëri commencé bàyyi xel
donc mooy loolu mu qualifié demi-finale cette compétition aussi dinañ ci waxee ne on aura l'occasion d'inviter Bra Express qui va nous parler un peu par rapport à cette compétition lan moo war a stand-by bi et tout ça donc on va aller regarder Général MC de Ndomba Squad Général MC l'homme de Ndayane Général MC l'homme de Diamaguène Thiebo yes ma nigga hey ñu sax ñu xool loolu ñëwaat ah check it out ma niggas. Ok. Général Kamal la ya. So Ndomba Squad. Gia. MBT Records. War na Jésus Christ. Gis naa ngay croix ci man. May seet ci man te mënoo seetlu seen esprit ci man. Di fiir ci man. Am na keneen di iri ci man. Boo ma doon jaay takkal ma seen doo gis prix ci man. Defal point ci man. Den doo gaasoo di laaj ci man. Dem dégg naa ban mooy bal bi dafa laaj ci man. Def nga sa liste xaar ba sonn gisoo. Sama tuuta dañ ma tudd pour ñëpp buur tur dañuy mën a jur général la gardez-vous booy ne leen ko eskay. Dombaas bu ñu yaakaaroon ci yéen de kenn du ës xëy. Suñu yoon dafa taroon te foog ñu am ci bés kay. Ñii di fës bëgg di ndës doo def foog nga des kay. Général bi teg na sa kaw liif. Taaru mbi ñu manqué woon ko dem seeti kalif. Ñaana duñu kenn dañuy siif rab bi jox ñu lépp ñaan yu bëri xëy tey dañuy soof. Boo ma tuwul diw da lay saaf. Ginnaaru dégg nga ñam nañ la dëgg jekkoo ci gaaf. Rab bi bàyyi na la bu yàgg. Yaa ngi topp ci ginnaaw booy yi lu sib nga sàkku. Niw ki nga feccal tunga pourtant ñoo ngi tàccu. Bu rab bi xëjoon tey ci benn doomu sàkku. Am ñu ko yeew daal di tey ci ngir bëggoon mu faatu. Yaay taal may fay. Dama kuuj kuuj jaar tëll yéen ñëpp ngeen seey. Di nga ne ma assez. Ma man Skype. VFTV what's up? So Tlan. Forever. Général Kamal la ya. Corona dewa. Corona. Yi laa lay def su ma la jàppee xaaral rek li ma métti mooy li nga invisible mënu ma laa teg bët su ma mënoon jàkkaarloo ba ne la nuj xam ne lépp dëgg la nga xam ne sëñ Touba murid la. Yes Général MC de Ndomba Squad Général MC l'homme de Ndayane donc mais what damn ñaari général la am fii mais bii général Biba la donc général Biba sama copain sama chauffeur sama bandi bi booy général dégg naa yaa ngi tawoon quoi dañoo dañ laa tëj yow Macky Sall daf laa fermé yow doo julli si kuréel rek yow foofu ngay toog teg say caayin teg say affaire donc général Biba donc l'homme de camp de garde l'homme de Kër Sëñ Bay Sarr donc mu defal ñu benn vidéo donc envoyé ñu ko teg zemam di déconné donc ñu seetaan général Biba xam nga moom aussi il nous a dit que carrément am na affaire yu muy waajal donc nañ ko xaar mais en attendant nañ dem seetaan vidéo boobu mu ñu envoyé teg caayinam di freestyle di bandilu demal nga dikkaat sama monteur sama technicien dafa nga gérer ma loolu nga ñëwaat en attendant man ma xaw a déplacé wu tuuti jël ay affaire def fu dof comme man je suis un fou le fou du village. Ok Général Biba from Karakabi Kankang. Ok yeah lu ne dégg naa ko dañ naa ko waaye taxul ma bàyyi su ma fàttalikoo fi ma jógee ba ak fi xam nga ne man du ma bàyyi ma ni jëli li nga moom bàyyi leen ñu dem yow ni bu leen faale ñi nga yàgg àndal démb tey ñoo lay bëgg a suul waaye mënuñu ci man dara ndax ku yàlla tàccul soo feccul dootul la yombati waaw garab gu la sutul mënu laa may keer xam nga li may wax ok Général Biba yeah man est-ce que damay rap non damay daanu rap di wax sin bis XP bi kay rap nga naan ma fucking bitch pré album yi fi jot a jaar yëpp a ngi ba bés ma nekk takkal say dëbës te xam ne bés a ngi ci bés waaw fokk ndayu fekk yi la ni tërwen di jéegi def li ma doon gëm-gëm bi ma fi des yow amul sutura ngor da nga jeeku baay yeah ok ragal bi jéegi raay yeah may fëgg ci dënn bi jéggi waay di wax ci dëgg ji ngeen di waay ma fële di jënd li ngeen di jaay wala ma général man leen sëñ di jaay ok yaa ko tey Karakabi Kankang yesaay Gouvernants et gouvernés, riches ou pauvres, personne n'est à l'abri du Covid-19. doomu jàngoro bi war na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo bañ ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn ñoo Yeah, stay home bro dëgër bopp
ennemi invisible dangay toog gën a vigilant combat bi xeex bi xel la du ci rewandeeg violence defal liñ la wax toog yëru bàyyi wax ji yee feebar bii day wàlle nee nañ seet ci li koy xeex la bokk méngoo lëg liy digle docteur yëpp ak loo ci mën te bu kenn fàtte ñaan yërmande yàlla ci li jëf bu dëggu rek la laaj fa du fi jëlee li jàngoro ji doona ba yegg si ci suñu réew bëri na ñum dal yal na yàlla sàmm leen sàggane bu ñu ko sàggane jàppal ma jàpp suñ ko defee na fi jugee ginnaaw jaan bekk pexem te yàlla ak ndogalam kon nanu nangu ndogal nagam wàcc na si ñun di sukuraam di jéggalu di ñaan mu jéggal ñu di raxas suñu loxo te moytu jotaay yi doomu jàngoro bi war na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo man ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn geeru benn ennemi la nañ ko bokk songu gànna yoo set ak sell sax ci diw raxasoog saabu wàññi naa dox yi joxe loxo ak fi réew mi toll si la soxee ko raw na fépp fim ne ñun la song xamuloo ku ko am xamuloo ku ko jaase fii nga la faxawule duma naan ku ma dooti sama wegu yaram mi tax ma stay home musiba la wër ci àdduna bi jàngoro bi faat sénégalais yi ci seen doxalin nañu jubanti ku waat bul joxe sa loxo bàyyil ndaje tey raxat ba mu set nañ ko xeex ak diir mu jóge fi jàmm dellu siwaat nañu booloo bennoo jëm ko xeex mu jóge fi sunu Sénégal gi lu dul jàmm xëju fi nañu raxas suñuy loxo toog fi ñu dëkk noonu lañ ko digle nga la waay nañ ko jëfee doomu jàngoro bi war na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo man ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Yes, c'était Biba, Général Biba. Donc mu proposé ñu benn affaire bu ndaw xam bu garaaw teg China di jaay rek donc après Biba dañuy ñëw fii demaat kër gu mag Médinatoul seetaan beneen artiste ba nga xam ne vraiment c'est un artiste qui a eu l'occasion de passer par ici dans votre émission Show Talent. Donc je vais nommer le gars X-Man qui est un artiste, rappeur, chanteur et guitariste. Donc vraiment mu nekk si benn label bu tudd Division donc Day Am Music et bientôt dinañu proposer un album mu ngi ci job bu am doole donc moom aussi participer na si initiative bi def benn vidéo envoyé ñu ko on va regarder ça et on revient pour continuer l'émission. Hot. XML bro. You. Real shit, real hip hop, man. You gis yi woolu seen bopp ne leen my King Kong. Ma tiital Trump saaga ONU ne ma Kim Jong yoon ese missile pacifique ma tey pëndal fu ne lyrics si dal ni bombi Hirosaki tiital ku ne feeral gune maa lay woyal mu neex mixage du lal autotune te ñëppay sëgg di ci kan la donar bu ci puune su zik bi amul identité soxla industrie kon désinfecté game bi jot na rappeur ba ci di gis ma zombie bi nga gent big négége buy naan sa terrain franc-maçon bu ma jege ma yóbbu laaxira tiire besu àdduna jaaral na leen sacrifice su dere te man bëgg immortel taxul na mu dee man ma père nee leen ñoom ñi rab ne fii di reewanteel ñoom ñi mooñaale daaya ki saaga te am la xam-xam bi weesu rappeur yi cuune indaale doole def bam ni fucking tsunami indaale doole def bam ni fucking tsunami semaine la bo
mu rafet mbaa mu ñaaw sama yoon newul si ñoom maa ngi topp seen gannaaw li ñu bind daanaka gëm samp fi lu ne jooni ni légende yu seen bool symbole lu jàmm yi continue xeexu black ak pop may clatel code yi battel yi code te musique dina feccan ma gàddu disque d'or xaaruma seen réseau urbain gi réussir bi Paris ma rappeur la remontade ku xamul laaj ma Paris ñoom ñoo fi xeeboon seen bopp naan hip hop gal seen na Paris sama gëm-gëm la double de valeur u gal seen du Paris asamaan du doon limité wu jë jaaxalul faari compte banque bloqué du tey li ma fi baaru maani day am la neega xeex la bu ñu sumb neega day am ni fucking suna day am ni fucking tsunami donc duñ taxaw dañuy dem seetaan maat beneen boy maa xam ne vraiment aussi man sama sonnerie téléphone sax sanganum laa ko def donc c'est un gars vraiment que j'estime beaucoup mu bokk sama playlist ma koy déglu lu bëri muy un gars à découvrir xale la boy la mais donc vraiment il est talentueux donc et c'est vraiment quelqu'un à soutenir demoon na benn compétition bu am Africa 7 et vraiment sori woon na ci bu baax donc il paraît moment demi-finale sax donc corona moo tax fee xaw a stand by mais après ça va continuer donc je vais nommer le nom le gars Veni Veli donc l'homme de fële ne leen noonu foofu noonu koñ boobu noonu may bañ a tudd quoi koñ sama commune Anas ma néega da dem seetaan Veni Veli ñëwaat donc seetaan vidéo moom aussi jaar nañu pare un peu envoyé ñu ba ay bagages on regarde ça et on revient. Veni Veli BDVE chien de la rue damn chien de la rue yow Veni pare na démb yegg si rek joggi leen dem level bi kawe na démb te aay ci lépp luy game woowee ma lyriciste de DL doon fi commissaire kidnappé sa carrière dugal ko jeel bul xof risqueel jox nañ lépp roi serveur respect ak temps teg ko ci tekk ak tey ni sniper di rey ni axiru zaman DL city màkk moom te dinaa yëngal li sow boy ku diiranteeg ñun nekk ko ci cat bi lañ toll nga bëgg wala nga bañ mawti mooy jël si sa ruu nga xam ni dunya du ay foo mbir boo ci nekkee faa nga jox ko li moom li ngay jaay naa ko jënd demal topp corona du mëqi gën a xamoo ma maanul bul topp ñiy topp jaru jàmbur booy bég bit rek sa wil te tëri du may fekk dafa yaa roq mi roqi ngay wër ma faj ñi naat ko trafiquant ma nëga laajte smike ak dun ponchier raw vite fait amul sikki sàkk samay ons mu suñ si du tee rampe ci raaj bi ras ci raaj bi jege si nga ne comp ci kam bi këpp ci kaan yi du lañu maan damn Veni Veli BDV gang chien de la rue man. Yes, Veni Veli, après Veni Veli, on va aller à Ndayan, encore retourner à Ndayan. Maintenant, on va aller à Ndayan, sama koñ la nekk. Donc, bëgg Ndayan série. Ndayan in my heart, donc loolu. Gars yi bu leen neexee loolu leen neexee man am from Ndayan donc moom li tax ma retourné Ndayan nag vraiment c'est spécial parce que dama bëgg a dem sàmm ñu jëli benn waaye ba nga xam ne xawoon na raar un peu mais dafa demoon say nekkoon say bagages donc mais il est revenu donc avec de la force quoi. kattan bu bëri la indaale donc jàmbaar la donc gars yi xamoon nañu ko fii moomoon fi benn lancé bu am doole mais après mu stand by am seen affaire bi mu nekkoon di régler comme ni mu koy faral di waxee mais revenir na defaat benn comeback am donc je vous nomme le gars Rimka from Esprit Ambulant Rimka from ND Block yes Rimka sama soldier bi Rimka sama soldat bi donc may nañu benn freestyle bu dóob donc mu def ko gàllem may ñooy bagage woon ñu quelques bars wane ne gars bi même su fekkee raaroon na aussi mu ngi si job donc on va aller découvrir Rimka après ñu revenir ci plateau bi tey moom dama xaw a jaay rek gis nga sama technicien yi booy ñoom aussi ñu ngi ci émission bi def lu leen neex donc am na technicien ak man may tourné émission nga ñëw toog jàkkaarloog man di feeñ sama plateau ah booy Fallou comment ça se fait que man may tourné émission moom mu ñëw toog di feeñ fu ma tourné mu tourné booy wala boobu nga ñëw toog fii kaay toog fii ñu yaatal kaay toog nii ah doo ñëw kon noonu la demee kon yes on va aller regarder Rimka Esprit Ambulant et on revient tout ça pour cette vidéo. Yeah, rab bi tax na ñoom ona bépp koona bi fës na ram si bii la kee fekk bi ñu attaqué ko mboot ñu palaate doon na direct yóbbu àdd ram si dàq soowu àdd gaay yi koj na xoj na sànni doj fekki désité esprit résité incité persité mëne combat yëkkati niveau débat yow rab la ñu gëm néega di ci dem ba xam yow jox ko ci rëm bi jàmma du përëm askan bi lañ jërëm bis bi lañu bëgg néega mu sol yërëm tegu ci dëgg bokku ñu saga yow duñu rab di saga comme mu def te gaa néega pour am tour bi sak à son tour boo ñu door a dab jàppal ñoo bokk ndab rab bi tax li fekki baate duñ ko coupe
hip hop bu doon compétition foofu ñu am si coupe ñoo bokk mission bokk vision xamuñu sem bokk ñu nem rap bi tax ñu bokk game rap a tax rip la gàccoo rimam netil dreamam fas jom life freedom rap bi tax ñu bége maama yi dawal ci xaama yi respecté père ak mère wàññi gaaw a mais rap bi tax ñun ginnaaw sa temps jot suñu gratu combattant yow toog ci slip bi rap bi jar woon a slip guerre vulgaire sanguinaire votre rap et pourri boo ma gàccee duma la xuri yow la nga jël si cour yi balaa ñu la bàccee cour yi fekk la ñuy assommé coob yeggu en sommet inspiré ak rap nit bàyyi fa la kuram séeréer ak turam jaam ak buuram ñafe ba ñëpp clap dékku esprit bu ko jéem ki la jàngal ñangal tàngal panda nigga ñun ñoo ko yeah what's up nigga yes after Rimka dañuy dem dugg Thierno Kandji TK yes TK su ma nee TK sama xel lay dem ci benn gars man nigga am du essence yi donc xel mu ngi si moom donc il est outside donc il est en dehors du Sénégal donc xel mu ngi si moom bu baax man nigga am du kay du the name ñu ngi lay shout out di la shout dañuy dugg sa koona dem TK maintenant TK boo nee TK donc sa xel du dem si am du kese quoi mais sa xel lay dem si beneen boy ba nga xam ne il est en train de faire son petit bonhomme de chemin donc c'est un gars ba nga xam ne vraiment il est talentueux donc et montré na ko si plateforme yëpp déjà il y avait une compétition qui était là de la place donc moom moo dem remporter le prix donc et boobu ñu ngi xaar vraiment son projet mu ngi ñu may ay série de freestyle affaire yooyu noonu mais ñu ngi xaar impatiemment le projet on va aller regarder BMC ma nekk BMC donc aka Bandi Bawol ñu dem seetaan ko ñëwaat. yes xool ma bu baax booy sama comportement su may freestyle booy doo gis lu dul talent damay def rap parce que musique bu ma neex la damay def rap parce que dama bëgg mu fay ma liquide wala chèque lu mu doon bëgg naa succès boy mool lu mu doon bëgg naa mu jaral ma sacrifier time bu bari pour bégal mélomane yore baatu askan bi sama yéene yàgg na ma sori mel ni asamaan kon ñàkkuma vision dinaa use talent ak intelligent ma ci doon délinquant du fak naan xeetu musiba ndax yàq na artistes yu mag yu bëri yu fi mës a jaar boo defee saxal feneen boy doo gis li ngay xool loolu waral rap di ma topp ba sama biir école mënuñu ndiroo non boy duñu ndiroo xool yi ñuy bokkul moo tax gis-gis yi mënul ndiroo def lu ne yàmba lang ku ñëw ma weer ni géeju tàmba jàng gis naa nga teg ma bot siñ ma fang mais mënoo ci man saa yoo ma déglu wooy déglu sa bopp nega da nga ciy gis différence nga dégluwaat ma pare déglu sa bopp ok gisaat ci beneen différence may rappeur bu ñuul ba pare leer xol génn ay it ma jàppee ko yoonu tool soo bëggee xam nigga fi ma rab bi toll come on kay taxaw sama digganteeg moom may rappeur bu ñuul ba pare leer xool génn ay it ma jàppee ko yoonu tool soo bëggee xam nigga fi ma rab bi toll come on kay taxaw sama digganteeg moom yes donc voilà c'était BMC donc seetaan ngeen ko comme ni ma la waxee léegi j'espère que di ngeen découvrir seen bokk di la gars il est talentueux et donc vraiment lii c'est quelque chose de brut gars yi dañuy toog seen gaale donc ñu envoyé leen élément envoyé leen beat bi ñu toog teg seen téléphone def benn vidéo freestyle selfie seen bopp envoyé ñu ko donc y a des am na ñeneen ñoo xam ne aussi ils ont pris vraiment la peine d'aller enregistrer donc et tourner et donc on salue l'initiative mais am na ñeneen ñoo xam ne aussi brut lañ la koy may quoi dañu koy ñëw teg seen téléphone léegi yàbbil la ko léegi dóor seen 16 bar bu am doole wala seen 24 bar bu am doole envoyé ñu ko donc comme BMC ni ngeen ko saa noonu dañuy dem defaat beneen xam nga pivoter un peu quoi demaat beneen sens donc demaat jëli benn booy ba nga xam ne si on parle de freestyle au niveau de Diourbel donc forcément sa xel lay dem si moom si on parle de freestyle improvisé forcément sa xel lay dem si moom parce que vraiment loolu la commencé def game loolu la commencé rabee ba gars yi xam ko ci ràññee ko ci mu door am sax ay son donc mooy loolu je veux nommer le gars Sadikhouna de Kempton l'homme de Sisi collabo Crow Sadikhouna donc def na benn vidéo envoyé ñu ko def ci benn freestyle bu dóob toog ci salon jaay ñu prek envoyé ñu ko mais après Sadikhouna je vous propose aussi découvrir une fille donc du ma tudd turam quoi mais tout après Sadikhouna ñu balancer vidéo cette fille là après on revient on regarde ça et on revient. Sadik de Kempton nigga ëppul te yeesul boy daa mu si wala gars yi nee nañ dañoo tàng mais nag maay seen bomb ku ma ci sóoru wax lu set te doo seq mbomb Papa Sadik defaat na teew ñafaat ci i tomb rappeur yi nee nañ dañoo dee kenn ñamee ci bomb boy nooto du maag yow bul ma fonto lagal nga joodo sa calli du ma jógloo du ma sa paate dofoo ba may tàpp toto dëkkee di verse gën a ñàkk comme ku jouer loto ñun niñ ko maanee dañ ci waane fu ne lañ ko waane rab dañ ci màggee boo dee gone niñ leen bili mbande kii di ca gembi suñuy baar foo ne duñ commandé
diriger game bi te ci kanam teg ci di commandé sa boss bi dafa nooy booy tax mu yomba poñse defaat ci même mu gën a saafu ko mayee ko fondé gën a dëgër nga lax guux nga dal lu tooke gën a di tolloo di baax mais du ñu mel ngele ay yow la king bu dee ci géew mi tama rappeur opatin wër di naan rek la ñu man defuma musique kase mais rap rek laa man ñi ñoo di jinne ñi dëmbe malaaka laa man kenn rek ma dàkk rap mooy de kéem taan man la sa diir ferental ne ba dooma daan no dooma daan buñ ko sekkee wala doo fa naan géeju rim yi mi ngi ball fépp feek doo fa naan ci som bi nit ma foo ci gétu wala du ma nit lagal na moo sa njiit sa dëgg doote doo génnee na kiit ñun ñoo ko yore di ko toxel mel ne banquier trompeur la laaj lekk mbedd phobie phobie trompeur la laaj lekk mbedd phobie double C ëppul te yeesul boy say Skype I see you some freestyle la rek Yeah. Maya the black girl. Skype show talent. Yeah man. Yo. Jékki rek sekki def ko mu jeex la ma niga amul nelaw fekk rappeur sëy man la ma yaaxa naa nga bañ mais du dañ métti taat biiru tañ noonu ñëpp ko naa de virus fak yéen ñëpp contre man clashante teesante xastante enchanté passante bi 2012 2020 ñëw ngay waasante mais faaw ñu def fi planning familial gat yëpp a massé kapo sa xel bi te doo ci dóor alkaate négocier xamul leen que daal bis fa sa loxo ngay ko daal et bàyyi fa sa loxo bi seul na ko daal Grizzly là je déconne soo am crazy matricule O'Reilly signé li mu jeex still Grizzly am a dëdd pandémie baan ci réew mi ñi gëmul am na ñëpp mu def leen homie raxasal sa loxo tout le temps comme corona moom nee na amul temps ey na antiseptique am nekk sa biir poche takkal sa masque lii du chaîne or bu joxe loxo te bul dem ci mbooloo sa këtal sa biir coon ci covid mooloo couvre fa ñu lif sa taat loolu du déli ànd daan corona doy na défi ey restons chez nous sauvons des vies le coronavirus nous prend des vies yow yes Sadio Khona gis ngeen ko mu def affaire de jaay rek donc c'est un rappeur intellectuel donc un rappeur vraiment ba nga xam ne du ma wax quoi moom xam na mu xam quoi après Sadio Khona donc xale bu jigéen mi la doon wax seetaan ngeen ko benn xale bu jigéen bu Sadik yes la sister Maya aka the black girl Maya mooy loolu quoi donc jubal gars yi bëri ñu ngi ko bàyyi xel ci 23 décembre gars yi mu ñëw fii jox leen benn show bu tooj ñuy wax le 24 bu biisaat ko donc biis fa sa loxo ma sister Maya donc Maya vraiment c'est une fille sympa une fille talentueuse et aussi jàmbaar la mu ngi dafay affaire am et bientôt di ngeen amay affaire yu bees tàq si moom donc mais exclusivité bi fii lay nekk VFtv je vous le dis mooy loolu quoi donc après Maya dañuy dem seetaan le gars bi nga xam ne c'est le plus drôle là des artistes mais aussi c'est le plus talentueux des artistes ça vraiment je vous le confirme au niveau local fii nii muy def dafa bëri ay facettes yu nekk ci moom quoi et ça c'est ça qui fait l'artiste un artiste mën nga am talent mais aussi un artiste da nga bëri ay facettes et donc le gars vraiment dafa bëri ay yëfu dof yu nekk ci moom dafa bëri ay délire yu nekk ci moom et chaque fois daf ñu koy woon chaque fois daf ñu koy montrer chaque fois dañuy xamal ne carrément man commencé gu ma donc defoon na fi ay affaires yu am doole ay jamono yu nëbb gëjë nit ba gis jàll avec son frère Mr Nar NAR ak yeneen gars yëpp fa jaaroon yëpp donc mooy loolu tey il est en train de faire son petit bonhomme de chemin en carrière solo parce que Nar pour information Nar bàyyi na rap pour l'instant donc et c'est ce qu'il a dit bàyyi na rap mais le gars mu ngi fii di ko gérer donc je veux nommer le gars Malcolm X aka the Rastaman Malcolm X aka the Wog Boy on regarde ça et on revient Mr Malcolm dañ seetaan vidéo Malcolm saa yi exil naxawaat dañoo nga toog fi ñu def émission maa yow ah kon donc xaaral foofu ma ñëw donc on regarde Malcolm et on revient après mu defal benn commentaire bu ndaw si moom parce que fi am na benn boy bu jaay après bu ñëw fii di mu ruube quoi moo loolu VFtv dafa bëri gars yi madame Niang il faut que nga wax si loolu quoi booy du sa technicien rek ñëw ruube de mais am nay booy yu ñëw fii di ruube si émission yi donc parce que tey si gaale bi laa ñoo defee émission moo tax ñu muy ruube xam nga si mbedd mi laa daan dem mais tey dama def affaire spécial ñëw toog si gaale bi man si gaale bi laa bokk mais donc su ma def dara si gaale bi dañ ma jox cëru bi ñu jox waa gaale bi Malcolm X amaaw Okay.
demoon naa ba koy bañ nga woowaat ma si jox ma biit ne ma booy nga la tegu si ma koy def soo sey naan albuloo ko si mi ngi dóob may ma nopp ma ñëw teg ko si yaa ngi firmal comme no du bàyyi li mistake defoon na fi moom xaalu ndey fausse info rëy na bàyyi li ñàkk a tey man na indi fii kawte Malcolm now dafa complete Malcolm now dafa naan lii doomu géwél si kaw bi di si rampitam doo fi gis ku fi naan fitam bis xam nga boy ni mu ñàngee xam nga kii ni mu tàngee xam nga boy ni ma sàkkee xam nga boy ni ma ñàngee xam nga boy ni ma ñàngee Yes, Malcolm X. Donc, c'est ce que je veux dire. Les gars, vraiment, affaire yi si mu ñu bëri quoi. Malcolm, aka ma boy, aka mooy loolu noonu. Mais dama am beneen affaire bu am quoi mooy beneen boy ba xam ne aussi dañ ko envoyé beat bi nekkul Sénégal quoi mu ngi Italie. Donc bu defoon affaire yu dóob si beat bi quoi envoyé ñu ko. Donc si otoom jaay prek dafay affaire envoyé ñu ko. Enrico the boss. Enrico from Italiana. Donc ñu seetaan Enrico moom aussi vidéo bi mu def ci affaire yi envoyé ñu ko et on revient pour la plus grande surprise de l'année. La plus grande surprise je vous dis ki daqarab njaaram laa leen tagal après mais seetaan Enrico ñëwaat. Yeah. Ignorante baaxul bitch dum la may ngay xalaat boy ignorant moo tax nga may saaga ndey mais doo góor soxlawul dem sama gaay yi pour am sa mëndam boo jiital bii rek taat yu rëy kon jigéen gu mën góor ca da béeraw jóg jëng léegi tànku ndeyjoor bi lay joos sa flow a góor jigéen ne booy rap comme kuñ saxal jon sa mind moo sensible tax nga wàcc concert xam du ma rappeur buy dem concours ñu koy jox ay mbalax man met Assane Dioma Njaay ngeen gëm gis leen nag gis samay boutique man moom laa yemale toxoñul wala nga tuuf fusu la waneen dabe garab ci kaw lay fekkante bu sa bankas damee nag nga tari soonatul mun booy daanu cuune rek ngay ne àdduna amul solo ñi dee buñ sañoon dekki waat man jaamu seen borom walaay jëf ci baax rek a woon innocence c'est normal sacrifice yi mën la jaay yàgg dee ci ngor bi mer di ma jëndal fëgg jaay tey la sa life pour sauver sa roue jébalu ci seytaane égal sama diina baaxul bitch bu iblis nekk ci say poche bu la neexee nga baaku porku teggil sa tànk ndax fi nga ko dënk baaxul poison rek lañ doy jox perfusion lañ lay jam toj sa bopp naan sa yuur sa famille dootul am jàmm néega dootuñ am jàmm néega bitch Enrico the boss yeah ignorante baaxul tànk ci kaw tànk ci suuf néega bitch motherfucking néega yeah. Donc ñu démarrons donc ñu dem ki ma si mu leen wax léegi donc Enrico vous l'avez regardé donc muy un gars qui est talentueux un gars ba nga xam ne vraiment jàmbaar la bu nekk def affaire am au niveau de l'Italie donc et bientôt dina revenir ñëw defal leen affaire donc comme je vous le disais artiste bi gën a ay Baol side laa leen di tegal nii ki dàqara Baol donc moom moo préféré ne ma booy seen ma beat bi ma woon gars yi que man maa leen dàq sound donc après man affaire comme moom man vraiment dama jàpp ne Express sax waxul dëgg si kanamam Mass Black Diamonds waxul dëgg si kanamam gars yi may wax nii ay xam nga El Maestro gars yëpp rappeurs yi nekk Diourbel yëpp booy moo leen gën a pare bu Express waxee sax donc waaj moo dàqarab Express moo dàqarab Bra dàqarab King Salamine dàqarab kan la MASS njaaram daal booy bi moo fi dàqa sound te c'est vraiment man respect bi ma ko jox taxoon na ñi ma koon envoyé beat bi quoi mais woo bi ma ko envoyé beat boobu li mu ci yàbbi high tech donc on va regarder ça après tout le monde dama koy saaj ñu regarder ko après ñu ñëwaat Fallou jox ma vidéo boobu noonu ñu seetaan ko après ñu déggaat. yaa ma meen koj ci si jaade Skype bi ma négga koj ci si daade Skype bi ma négga Thomas la koor gi dafa saf ma négga koor gi dafa saf Thomas la koor gi dafa saf ma négga koor gi dafa tar ma négga Diourbel dafa tàng ma négga il faut que Diourbel yow jot na daal di génn ma négga bind benn lettre demandé ko yàlla ma négga pour mu wàññi ñu climat bi dafa tàng ma négga soo gëstoo fële nga xamante ni moo di Dakar ma négga ñu ngi toll ci 23 degré ma négga fii ci Diourbel ñu ngi toll ci 57 degré ma négga Skype il faut ñu wax ci tàngoor bi ma négga ñun dañoo war a wàcceel heure bi ma négga defal ñu ko 17h la ñuy ndogu 8h la ñuy xëdd loolu la ñu war a wax ma négga donc comme ni ma la ko waxee léegi donc gis ngeen gars bi Thomas
Mr Thomas DJ je dirais pas de Mr Thomas je dirais MC Thomas donc muy waa ju mën a sound donc yéen a ko sonal na seen bopp muy jaay rek quoi mooy loolu donc man lii laa amoon pour ma leen indil tey vraiment muy benn affaire ba nga xam ne donc on remercie tous les artistes donc d'avoir vraiment participé pour affaire bi jàll donc gars yëpp ñu envoyé leen musique bi ñu xamuñ teg seen affaire envoyé ñu ko xam nga vraiment à cœur ouvert accueillir affaire bi projet bi adopté ko seen bopp donc mooy loolu Skype la woon émission show talent ma jaaroon fi donc xam nga ne woon koor gi foo jaar ñu def benn numéro bu am doole après envoyé ko fan si envoyé ko gars yi xam ne ñu ngi suivre vraiment suñu mbokku téléspectateurs yi suñu mbokku internautes yi gars yi di ko seetaan yëpp à travers suñu chaîne YouTube à travers télévision bi à travers yenn plateforme yi nekk yëpp bouquet yeeg affaire yooyu bëri na donc je peux pas rester là citer donc en tout cas fépp foo dem nga tapé VFtv di nga am yenn affaire information di nga am suñu émission yi suñu affaire yi ñu def yëpp donc mooy loolu di remercier aussi xam nga si occasion bi sama ñaari kàngam yi ma jàkkaarloo nii tax affaire bi nice donc je veux nommer le gars Boilo ma meen Fallou sëñ Fallou ñu ngi koy shout out pour cadrage bi suñu technicien CBT that's how we do ma nigga xool mu ngi si ginnaaw caméra bi dinaa what's up et puis what's up ñu ñoo ko moom ma nigga donc Skype ba ngeen amoon fii ma toog fi jaay après wax sama wax yu bëri déconné donc xam nga mais c'est juste pour vous faire plaisir c'est juste donc pour vous donner de la bonne musique donc made in Baol hip hop mooy loolu show talent nii lay demee chaque instant ñu indi affaire chaque instant ñu jëm a innover créer affaire indi ay affaire proposer donc xam nga di xaar aussi seen suggestion seen affaire donc après on va essayer de parfaire donc mooy loolu Skype show talent VFtv and I'm out. Gouvernants et gouvernés, riches ou pauvres, personne n'est à l'abri du Covid-19. doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn Yeah, stay home bro, dëgër bopp ennemi invisible dangay toog gën a vigilant combat bi xeex bi xel la du ci rewandeek violence defal liñ la wax toog yëru bàyyi wax ji yee feebar bii day wàlle nee nañ seet ci li koy xeex la bokk méngoo lëg liy digle docteur yëpp ak loo ci mën te bu kenn fàtte ñaan yërmande yàlla ci li jëf bu dëggu rek la laaj fa du fi jëlee li jàngoro ji doona ba yegg si ci suñu réew bëri na ñum dal yal na yàlla sàmm leen sàggane bu ñu ko sàggane jàppal ma jàpp suñ ko defee na fi jugee ginnaaw jaan bekk pexem te yàlla ak ndogalam kon nanu nangu ndogal nëgam wàcc na si ñun di sukuraam di jéggalu di ñaan mu jéggal ñu di raxas suñu loxo te moytu jotaay yi doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn geeru benn ennemi la nañ ko bokk songu gànna yoo set ak sell sax ci di raxasoog saabu wàññi naa dox yi joxe loxo ak fi réew mi toll si la soxee ko raw na fépp fi mu ne ñun la song xamuloo ku ko am xamuloo ku ko jaase fii nga la faxarulee ñu ma naan ku ma dooti sama wegu yaram ni tax ma stay home musiba la bu wër ci àdduna bi jàngoro bi faat sénégalais yi ci seen doxalin nañu jubanti ku waat bul joxe sa loxo bàyyil ndaje tey raxat ba mu set nañ ko xeex ak diir mu jóge fi jàmm dellu siwaat nañu booloo bennoo jëmp xeex mu jóge fii sunu Sénégal gi lu dul jàmm xëju fii nañu raxas suñuy loxo toog fi ñu dëkk noonu lañ ko digle nga la waay nañ ko jëfee doomu jàngoro bi wër na àdduna bépp tiital na ku ne xamewul jullit ak keneen yar na fu ne tersi na fii ci suñu réew na ñëpp àndandoo mën ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee nañu ko xeex mu dee bi feebar sonn
J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie.